mu nga ak Total Buzz chaque samedi ay mbégteeg cawarte lay àndal di ci feggoog yéen file ci Seneweb TV mbokk yi dalati leen jàmm ñu dégtal leen li nga xamante ne nii mooy xibaar yu gën a fës si biir semaine bi di Total Buzz file ci Seneweb dama koy door rek li nga xamante ne nii moo di rek lakk gu amoon rek ca compagnie gendarmerie bu Fatick nga xamante ne nii coow li bëri na si lool musiba boobee sax mi ngi amoon guddi ba 13 jàpp rek guddi 12 jàpp 13 février enquête bi nga xamante ne nii nag au commandant wu gendarmerie nationale daal di ko cay digle daal di nay takkal rek ki nga xamante ne nii moo di gendarme bile di Mayib Mbow moom moomee nag ngeen di gis dafa commandé woon lu tollook 200 carnet rek d'amende forfaitaire yuy jar 1500 benn bu ci nekk naka noonu la digle rek dal di jël document yooyu jébbal ko rek waa brigade ya nga xamante ne nii moom la ñu placé ci autorité moom waaye nag ba ñu defee ay seetu la ñu gis ne koppar googee ñi nga xamante ne moom lañ ca dajale musuñ ko verser rek ca trésor public ñu am xel mu ñaaw ci moom dafa détourné boobule koppar Mayib Mbow jëlee nañu ko sax ca boobule rek brigade bu nekk ca diwaanu Fatick daal di koy affecté feneen waaye nag moom moomee ngir daal nëpp la njuuj njaak wa ilaa njubla nga xamante ne daal di koy deful lu dul daal di def ay faux carnet d'amende forfaitaire ngir rek remplacer la nga xamante ne nii moom la dal di njublang naka noonu lieutenant Ndeye Fally Ba nekk rek commandant bu beesu rek boobule brigade bu Fatick def ci liggéey bu am solo fi mu ne nii nag may waxee ak yéen moom moomee daw di gendarme bi ñoo ngi koy wër waaye nag mu ngi rek ci mandat d'arrêt international. ma jubali ca diwaanu Tivaouane addu rek ci lakk ga nga xamante ni moo amoon ci hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh ba rek fukki bébé ak benn daal di cay rek ñàkk seen bakkan ñaari agent yu hôpital yu bu Tivaouane boobee nag ñoo ngi doon rek gëmloo enquêteurs ya nekk ca diwaanu dikk la nga xamante ne ni moom la ñu ne moom moo am ñoom nag si ndorteel la nee nañu daal la ñu rek nekkoon ca salle ba waaye enquête ba daal dinay wane ni sage-femme boobee di Awa Diop ak aide infirmière ba di Koumba Mbodj dañoo wax la nga xamante ne ni dara amu ca ci procès verbal bi bu ñu sukkandikoo nag si suñu ay source ila xibaar yu ñu ca jot rapport constatation bu ñu def ci dossier bi ak rek wëllukat yu njëkk ya nga xamante ne ni ñoom ñoo fa jiitu di wëllu rek xale yooyee bañ leen teewloo nee nañu daal waxtu bu jëye bi di am ñoom ñooñee newuñ woon fa rek jëye bay amee gisuñu leen fenn nekkul si couloir bi newul it ci biir maanaam daal amul fenn fañ leen fa gis bu ñu sukkandikoo ba tey si enquête bi ne ña njëkk wëllu si dañoo ne sax dañoo dajji ñaari buntu ya ba ñu rek wàccee ca bërëb boobee nga xamante ne ni fa la bébé ya lakke ba rek ñàkk seen bakkan toll ci fukk ak benn. ba tey ci mbir minimel infirmière ak sage-femme ya ñuy rek topp ci boobule mbir di bébé yu ñàkk seen bakkan ci hôpital bu Tivaouane daal dinañuy bénéficier woowaat beneen retour de parquet bu bees ñoom nag alxames gilee ñu génn la ñu waroon a janook àttekatu instruction bi gannaaw ba ko procureur jëbbale seen ba dossier waaye nag magistrat bi dafa dal di dakkat seen rek janu googee ñu waroon a dal di amal àttekat bu yor nag dossier bi daal dinay laaj rek ay complément d'information magistrat bi nag nee nañu waroo bi nga xamante ne ni moom moo dal di rek am ci ay conclusion nga police ak rek li nga xamante ne ni moom la défense bi xamle moom moo ko dal di troublé policier yi dañoo tuumal infirmière beeg sage femme bi ne dañoo daal beddi xale ya ci waxtu ba mbir mi am def seen bakkan ci danger seen nag ay avocat daal dinañuy insister ne daal nekkul ne ñi nga xamante ne ni ñoo di seen cliente yi dañoo waroon nekk ci salle ba nga xamante ne ni fala bébé ya nekk ci salle de garde ba lañu waroon nekk ci diir bi nga xamante ne nii mooy seen diiru service di li nga xamante ne nii respecté nañu ko ñu xamle ko ñoom seen i ay avocat ngir nag leeral lépp ci bile mbir attekat bi nga xamante ne ni moom moo ko yor ay complément d'information la nekk rek di laaj infirmière bi ak sage-femme bi nag niki démb ci ajuma ji la ñu doon rek janoowaat ak magistrat bi.
donte noppeegu ñu ci mbirum fukki bébé ak benn yi nga xamante ne ni ñoo ñàkk seen bakkan ci hôpital Mame Abdou Aziz bu Tivaouane beneen mbir bi ni mel di rek mbirum Astu Soxna bi nga xamante ne ni moom moo ko jiitu daal dinañ ci tàmbale di adduwaat si rek xibaar yu bees ya ca amaat ay bés gannaaw rek ba ñu condamné ak sursis agent ya nga xamante ne ni ñoom ñoo ca dal di laale borom këru Astu Soxna ak waajur bu jigéenu Astu Soxna dañoo dal di taxawaat temb ngir daal relancer dossier bi ak ab plainte bu bees bu ñu fas yéene daal déposé waat di ci viser rek ay délits yi nga xamante ne nii ñoom ñoo gën a graaw wa ilaa ñoom ñoo dal di gën a sévère médecin gynécologue bi lee di Jojo Boy ñoo ngi koy tuumaal ñàkk taxawu ab doomu aadama bi nga xamante ne nii dafa dal di nekk ci danger ba tey moom moomii ak tamit sage femme yile di Ndeye Khady Lo ak Penda Diack ñoo ngi leen di toppee tamit wàllum faux et usage de faux ñoom ñett ñooñee booleeg rek moom gynécologue ba la ñu koy toppee yemul nag foofee ndaxte ñile di Ami Sène ak kile di Ndeye Faly Guèye Ndeye Khady Lo ak Penda Diack ñoo ngi leen di topp ñoom it ci mbir minimel lu ñeel nag hôpital bu Louga ñoo ngi koy topp en tant que civilement responsable. Libération bu biir xibaar bi signalé na ni sax ne àttekatu instruction bi jël na fukki fan ak ñett ci weeru mai ab ordonnance de consignation. Mbirum mœurs yi ni mel yàgg nañ di ko plaider rek publiquement waaye nag bi nga xamante ne ni moom moo am bu yàggul dara si diggante rek kaawu étudiant wu ISEP bu Thiès bile di Serigne Fallou Camara ak élève Maurice Delafosse bile di Babacar yu ñu bett rek ñu nekk di sëy ca plage bu Wakam ñoom ñooñee seen audience bi huis clos la ñu ko amalee niki rek bés yi le ñu génn ñoom ñaar nag fukki fan ak juróom benn ci weeru mai la ñu leen bett ñu ne dung ca plage bu Wakam di def rek lu ñaaw loola bu ñu sukkandikoo si xibaar yi xamuñ nag ana lan moo tax àttekat tribunal des flagrants délits bu Ndakaaru bañ rek public bi teewee boobule procès si diggante ñaar ñooñee di ñaari góor yi ñu bett ñuy sëy ca plage bu Wakam waaye daal luñ ci mën a xam daal moo di ñoom ñaar ñëpp nag weddiwuñ benn yoon luñ leen di tuumal nga xamante ne nii policier ya leen teg loxo ba ñu doon jéem a daw tamit daal dinañu koy dëggal. aywa ma du jëmale ci leneen xalifa généralu Fayda Tidianiya di Cheikh Mahi Ibrahima Niass daal dinay rek jóge ko rek ca aéroport bi nga xamante ne ni mi nga dal di nekk ca diwaanu Ñamme ba rek juróom-ñeenti waxtu jotee si rek ajjuma ji ba toftal fanweeri simili ci suba jubal si file ci Sénégal bi nga xamante ne ni mbooloo mu tàkku daal dinañu koy rek dalal bu mucc ayib gannaaw ba mu wàccee ca aéroport Léopold Sédar Senghor Cheikh Mahi daal dinay réussir nag ab médiation rek bi nga xamante ne ni mi ngi ko defee ca Soudan ci ab guerre civile ba nga xamante ne ni def na ay décennies wa ilaa ay at yu bëri foofee ca diwaanu Soudan naka noonee nag moom moomee ci alxames gi sax la waroon a ñëw waaye nag ñu lànku ba Mali bu nekk sous embargo ci roplaan rek naaw si seen espace aérien moom moo dal di rek tax mu dal di fanaan Niger mujjee ñëw rek ni ki démb ci àjjuma ji ay junne taalibe ñoom ñoo ko dal di rek gàttandeku ñetti étape la ñu dal di rek prévoir woon gannaaw aéroport di sorti péage Mbour Fatick ak ca Kaolack ba ñu koy jeexale ca place bu France nekkee ca diwaanu Thiès la soxna Aïda Diallo fas yéene amale sax wa ila prévoir ngir amal ba cantu gu rëy ni ki tey jile nag ci gaaw gi moom soxnam dem si yàlla Cheikh Béthio Thioune bi woon xamaloon nañu leen nag ne ay taalibe murid bokk ci sax ay Baye Fall ànduñu rek ca boobule xew-xew mu fa bëgg amal ci noonee nag la situation bi taree lool ci diggante ñaari camp yi waaye police nationale jot na caa jël ay matukaayam dal di taxaw bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ñu jot kaaraange gu mot sax la ñu dal di jël foofee ca place bu France depuis àllarba bi la ñu weesu takk der ya nag dañoo tere sax ay taalibe kii lee di soxna Aïda Diallo ngir ñu accéder ca boobule bërëb gannaaw bañ fa demee démb ci rek ajjuma ji wa illa ci suba sa ngir rek amal point de presse ak rek dal di def seeni ay tente dañ leen ko dal di tere ne leen daal nañu xarandi autorisation
ki nga xamante ne ni moo di préfet bi di xibaar bu nakari ba nga xamante ne ni daal dinay gàllankoor xew-xew bu Soxna Aïda Diallo prévoir foofee ca diwaanu Thiès di ab cantu gu rëy gamu fa fas yéene amal. Drogue bi lee ñuy tàmm di jëfandikoo ci yenn soirée yi wa ila yenn xumbaay yeeg mbumbaay yi ñu naan ko ecstasy ñu tàmm sax di koy woowee rek drogue de l'amour mi ngi def ay rek ravage wa ila mi ngi faagaagal ci axe Pikine Ouest Foire bi bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi li ni mel nag daal dinay tax ba ay éléments yu commissariat bu Pikine fexe ba infiltré boobule milieu laata rek ñuy def commande ci benn esthéticienne bu ñuy wax NDKH Ndiaye ay atam toll si ñaar fukk ak ñett dëkk ca diwaanu Yoff naka noonee nag la diggee daje client wam léeg-léeg ca Patte d'Oie laata rek mu leen di diggaat daje ca station Shell bu nekk ca diwaanu Nord Foire ngir daal jox leen seen marchandise ndekete yoo ay takk der la doon waxal dañu ko gasal ndëgg sërëx ba mu ñëwee nag ngir jox leen boobule drogue la ñu ko ne nuus dal di munote daal di koy yóbbu di rek liggéey bu am solo bu ñu def ca boobule drogue ñuy wax ecstasy ñu naan ko drogue de l'amour moom moomee nag di esthéticienne ba ñu ca gasal ndëgg sërëx ba teg ko loxo ak rek naataangoom bi leen di Mansour Té daal dinañ leen di déféré sax parquet. ñu àddu jëmale ci leneen El Hadji Thiam tribunal des flagrants délits bu Ndakaaru daal dina koy daan àllarba juróom-benni weeru sursis ngir menace de mort jaarale ko rek ci jumtukaayu xarala yi bu ñu sukkandikoo ci xibaar yu ñu jot coordonnateur parti Pastef boobee ca diwaanu Taïba Niassène nekkee ca diwaanu Kaolack teg nañu ko loxo bés yu ñu génn gannaaw daal ba ko benn soxna bu ne sëru yaayu Adji Sarr muy tuumal Ousmane Sonko wàllum viol ak menace de mort la maanaam daal tantaay Adji Sarr daal di porter plainte ne daal da koy menacer de mort jaarale ko ci jumtukaayu xarala yi ay éléments yu nag police bu Grand Yoff teewlu nañu ko moom El Hadji Thiam ñu daal di koy présenter procureur laata muy bénéficier woo ab retour de parquet moom moomee am lijaas ci wàllum droit waaye itam nekk jaaykatu fëggu jaay ca diwaanu Colobane. benn responsable APR la ñu daal di teg loxo ca diwaanu Kébémer moom moomee nag ñu ngi ko jàppee ci sortie ville ba ak koppar ga nga xamante ne ni mi ngi toll si ñaar fukki millions ak juróom-ñett ci suñuy koppar moom moomee nag mi ngi nekkoon ci ab auto 4x4 bu mu doon dawal waaye nag yorutoon tamit li nga xamante ne ni moo di permis de conduire mu bokkoon nag si rek candidat yi ci élection locale yu ñu weesu ci ab rek gox bu nekkee ci bëj gànnaar réew mi moom moomee mu ngi yoroon fausse attestation gu ay gendarmerie waaye itam mu ngi yoroon ay ngànnaay ci biir otom boobee ñu ko jàppee mu te 28 millions francs CFA naka noonu la ko ay ndaw ba commissaire Ibrahima Diouf laajee rek ana fan la jëlee boobule koppar ak fa mu ko jëmee waaye nag di laaj ga nga xamante ne ni mënu ca tontu waxtu wi la nag daal nañ ci ubbi ab enquête dañu koy topp rek ngir gën leen a indil ay leeral ci boobule xibaar ci suñu ay yeneeni jootaayu xibaar. suñu njiitu réew mi Macky Sall nekk tamit njiital Union africaine daal dinay rek xamle ni xiiroo ngaayo bi nga xamante ne ni moom moo am si diggante Rwanda ak RDC doon na lu ko préoccupé lool moom njiitu réew mi si ab bataaxal bu mu biiral Twitter dibeer ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mi atub 2022 njiitu réew mi di Macky Sall daal dinay rek dal li nga xamante ne ni moom moo dal di am si rek ñaari réew yooyee gannaaw ba mu ca àddoo rek am ay waxtaan ya mu ca amal ngir daal mën a saafara crise bi ak rek soutien wu mécanisme régionaux yeeg Union africaine Rwanda xamle woon na sax ni rek gaawo ne rek ñaar ci ay soldat wam dañu leen dal di teewoon gannaaw ba leen ay rebelle ya nga xamante ne ni ñoo ngi dal di nekk république démocratique du Congo dal di rek fokkar te ñoom ñooñee ay autorité rek yu seen bërëb boobe dal di leen si doole la ci ab communiqué ministère rwandais bi nag dal dinay woo ay autorité yu république démocratique Congo guy liggéey ak groupe armé génocidaire yi ngir daal ñu bàyyi ay soldats RDF yi nga xamante ne ni moom la ñu ne ñoom la ñu jàpp procès traficu visa yi nga
xamante ne ni kile di Simon Kouka ak kilifa daal dinañ cay laale dakkaat nañu ko ba juróom-ñaari fan ci weeru sulet boobule mbir impliqué tamit kile di Thierno Amadou Diallo ni ki alxames bi la ñu génn yema woon ak ñaari fan ci weeru juin atub 2022 la ñu ko waroon a àtte ca tribunal bu Ndakaaru bu ñu sukkandikoo nag ci ab xibaar bi nga xamante ne ni daal di nañu koy jot mbir mi dañu ko mujjee rek dal di dakkaat ngir retour des citations ak rek éventuelle plaidoirie ci fàttali ñoom ñooñee ñoo ngi leen di toppee wàllum escroquerie association de malfaiteurs corruption ak tentative de faux ci ab document administratif ba xam ndax njiitu réew mi Macky Sall dina samp ndëndëm ngir rek ab ñetteelu mandat laaj bi nga xamante ne ni dañu ko samp la njiitu réew mi nag daal décidé daal bañ a leeral li ni mel ci bopp askanu Sénégal gannaaw ba ñëpp di rek laajandee boobule rek laaj ci ab waxtaan bu mu sekk ak suñu ay naataango yu nekk ca Jeune Afrique Macky Sall la mu ca xamle moo di gannaaw législative yi daal lay tontu ca boobule laaj nga xamante ne ni ñëpp yitte woon nañ rek daal di koy xam tontu wa ba tax na jot na kon ñu fixé cap 2024 bi laata loolee am nañu nag liggéey te mësuñu am rek loisiru tasaaro mu xamle ko moom njiitu réew mi bi leen nag moom mooy guléet kile di Macky Sall di rek fixé concrètement ab calendrier bu ko defee kon Sénégalais yi dinañu taaxirluwaat fii ak scrutin législatif yi ngir xam rek ban tontu la ñuy amandi ca boobule laaj. ba tey si lu ñeel wàllum politique comme rek nu ñu ko doon xarande Benno Bokk Yaakaar daal dinay attaqué arrêté rek ministre de l'intérieur bi la di Antoine Félix Diome bu tax daal ñu daal di rejeté liste suppléant wam ngir rek scrutin proportionnel bi mu ànd ak mandataire national Benno Bokk Yaakaar Benoît Sambou avocat au mouvance présidentielle bi maître Ousmane Seye déposé na ñetti recours ci tableau conseil constitutionnel bu njëkk bi nag lu ñu bañ a jël rek liste suppléant wu Benno Bokk Yaakaar moo ko waral ndaxte daal dinañuy xamle ni du ñàkk a respecté wàllum parité erreur matérielle la bu ñu mën a rectifier te li ni mel notifié wuñu ko rek ki nga xamante ne ni moo di mandataire bi te nag loi boobee daa imposer direction des élections mu notifié mandataire yi erreur matérielle yi ngir daal ñu mën leen dal di rectifier di li nga xamante ne ni defuñu ko mu xamle ko moom avocat bi ñaareelu recours bi nag nee nañu daal ñoo ngi ko déposé ngir di rek ñu rejeté liste ba rek seen kujju yile di waa Yewwi Askan Wi gannaaw ba ñu ci amalee ay rek coppite remplacé ñaari góor yu démissionné def góor ak jigéen ba tax na Yewwi Askan Wi respecté wul décision gu conseil constitutionnel ñu xamle ko lu ñeel nag ñetteelu recours bi mi ngi ñeel tamit liste suppléant wu Yewwi Askan Wi ci scrutin proportionnel bi bu ñu sukkandikoo nag ci maître Seye comme nag liste ay titulaire yu Yewwi ci scrutin proportionnel bi dañu ko déclaré irrecevable liste suppléant bi tamit nee na noonee la war a demee. Déthié Fall raay lu la benn yoon ministre de l'intérieur di rek Antoine Félix Diome ci sortie conseil constitutionnel am bi nga xamante ne nii daal dina koy rek def bu mu déposé ab recours contre irrecevabilité wu liste proportionnelle Yewwi Askan Wi ci arrêté am bi nga xamante ne nii mi ngi ko biral fanweeri fan ci weeru mai atub 2022 ministre bi daal dinay rek déclaré liste Yewwi Askan Wi irrecevable ngir rek lu ñu bind turu benn candidat ñaari yoon ci liste titulaire yi ak liste suppléant yi Antoine Diome sos na droit wu boppam bu ñu invalider liste titulaire ba noppi remplacer ko ak liste suppléant yi bu ñu demee assemblée nationale bu vacance mandat amee ana kan mooy wutu député bi maanaam tey arrêté Antoine Diome bile exposé na assemblée nationale ci rek illégalité mu dal di koy xamle moom mandataire national Yewwi Askan Wi di Déthié Fall. Ancien ministre d'État waaye itam directeur cabinet wu njiitu réew mi
mi woon di maître Abdoulaye Wade daal dinañu koy atte talaata bi la ñu weesu ca cour d'appel bu tribunal bu Ndakaaru ngir wàllum escroquerie ak rek abus de confiance moom moomee nekk membre coalition Yewwi Askan Wi di Habib Sy boru ñaar fukki million ak juróom-ñett ci suñuy koppar moo tax ñu daal di koy yóbbu fa mbaxane doone benn bor boobee nag mi ngi ko amel rek homme d'affaires bi lee di Alioune Badara Thiane li ni mel moo tax daal mu yóbbu ko ci yoon monsieur Thiane nag dafa dal di joxoon ex maire Linguère boobee benn auto marque Mercedes GL 450 buy jar rek fanweeri million ak ñett ci suñuy koppar juróomi million nag képp la ko jot avance ca boobulee xaalis jamono yooyee Habib Sy joxoon na ko rek terrain wu 340 mètres carrés waaye malheureusement terrain boobee nag dañoo waxoon ne litige la ñu njëkk ko daan ngir mu fay plaignant bi lu tollook fanweeri million ci suñuy koppar ak yeneen i juróomi million wàllum ndampaay Habib dafa interjeté woon appel ca cour d'appel bu Ndakaaru waaye nag dañoo rek dëggal décision bi nga xamante ne ni moom rek la ñu njëkk rendre. aywa Madou jëmale rek ci mbirum Sweet Beauty bi nga xamante ni ci la Adji Sarr di tuumal Ousmane Sonko wàllum viol ak menace de mort fi mu ne nii nag bal bi mi ngi rek ci camp ki nga xamante ne ni moo di doyen des juges bi moom nag war na tranché ci diggante avocat Sonko yi ak rek parquet avocat yu Sonko yi nag dañu sàkk woon ci magistrat bi ngir daal ñu fexe am ci opérateur yu téléphone yi si ay rek relevé yu appel ya nga xamante ne ni am na ci diggante kile di Adji Sarr ak ki nga xamante ne ni moo di Sidi Ahmed Mbaye gannaaw ba leen ay communication gu ñaar ñooñee soxalee lool ci diggante weeru décembre atub 2020 ak février atub 2021 rawatina ba suba ñetti fan ci weeru février waaye nag si ab réquisitoire bu ñu jébbal attekat bi ni ki altine bi lee ñu weesu procureur bi dalee na gantalal seen sàkkuteef boobee chef parquet bi daa jàpp di daal réquisition yooyee mënula indi lenn lu bees ci boobule dossier doyen des juges nag dina wax ba xam ndax dafay rek topp parquet wa illa dafay dal di ànd ci sàkkuteefu avocat yi Sonko yi moom moomee dina tranché tamit ci diggante ñaari parti yooyee ci mbirum auditionné ancien capitaine gendarmerie bi leen di Seydina Oumar Touré gannaaw ba koy avocat wu Sonko di sàkko tamit si mbir mi ni mel ba tey jilee juróom-ñetti fan ci weeru avril bi nga xamante ne ni moom la ñu daal di weesu ay avocat yu Ousmane Sonko dañoo rek jagleeloon ab courrier ki nga xamante ne ni moo di doyen des juges bi ngir daal sàkku ñu auditionné ancien capitaine gendarmerie bi lee di Seydina Oumar Touré lu mu contribuer ci enquête bi ci mbirum Sweet Beauty ba Adji Sarr di tuumal Ousmane Sonko wàllum viol ak menace de mort fukki fan nag ci weeru mai avocat yu Sonko yi dañoo dal di ñëwaatoon rek ak ab correspondance bu bees bu ñu def série wu juróom-ñaari laaj ci attention ex agent wu section de recherche bu Colobane bile di Seydina Oumar Touré waaye nag parquet bu Ndakaaru àndul ak ñoom ca seen ba sàkkuteef boobee bu ñu sukkandikoo ci libération bu biraloon sa bile xibaar ministère public gantalal na leen seen sàkkuteef boobee alxames bi lee ñu weesu gannaaw ba mu gisee ni ab déposition kile di capitaine Touré du crédible ndax dañu ko dal di radier ca diwaanu gendarmerie ngir faute contre l'honneur la probité et les devoirs généraux du militaire faat ki nga xamante ne ni nag moom moo yor kàddu gu mujj gi du kenn ku dul kii di doyen des juges opposition buy dal opposition mel na ni daal li ni mel la coalition Aar Sénégal di def waaye bu ñu sukkandikoo ci kile di Abdourahmane Diouf nekk rek leader parti Awalé moom moomee nee na du leen lu dul daal concurrence gi nga xamante ne ni moom moo am ci biir kujje gi naka noonee la ne nag gannaaw ba ñu lajjee ci rek booloo ga nga xamante ne ni moom la ñu njëkk rek dal di woote ñoom waa kujje gi Aar Sénégal dafa defaruwaat te dañuy assumer rek ne ñoom ñoo ñi ay concurrent wu Yewwi Askan Wi lañu te critique bi ci concurrence bi ñoo ngi ko sos ci ay principe mu
xamle ko. Aar Sénégal nag lu mu doon ñaxtu mooy daal lu conseil constitutionnel dal di autorisé Yewwi Askan Wi mu soppi rek listam wi file ci diwaanu Ndakaaru naka noonee la Abdourahmane Diouf rek nekkee di dànkaaf dal di xam ne ni dinañu déposer sax ab recours si bu ñu valider rek ay liste Yewwi Askan Wi ak tamit Benno Bokk Yaakaar. Liste nationale Yewwi Askan Wi ngir législative yi dañu waxoon ne duñu ko jël Ousmane Sonko bopp liste bi ak rek ay ñoñam erreur bu ñu def mooy investir ci groupe titulaire yi ab soxna bu bokkoon ba noppi ci suppléant yi ndax erreur boobee mën na tax coalition Yewwi Askan Wi rek ñu daal di koy génne définitivement ci législative yi pas forcément bu ñu sukkandikoo ci ab expert électoral bu Le Témoin dal di teewlu ñaari solution moo amoon ngir rek Yewwi Askan Wi bu ñu sukkandikoo ci spécialiste boobee Ousmane Sonko ak rek ñoñam yi mën nañoo saisir conseil constitutionnel bi ngir mën a rek modifier seen liste bi bu ko defee seen suppléant yi doon ay titulaire lu leer nag mooy Yewwi dina saisir 7 sages yi dalee ko rek talaata bile ñu weesu ba laata loolee sax daal dinañuy xam le ni ay avocat ak ay leader boobule coalition guddi googee yëpp dañu ko nekkoon rek di waxtaan ak rek di xalaat ci formulation recours bu seen mandataire national bile di Déthié Fall war a rek déposé. Ba tey si Total Buzz dañuy dal di àddu jëmale si ñu lu ñeel wàllum people dama koy door rek mbirum kile di Nabou Dash moom nag ba si la ñu génn daal dinay def ab vidéo dal di wili pande benn ministre gannaaw ba mu tàggoowee nag Nabou Dash daal dinay rek xamle ni ay mbir yu garaaw ci ab ministre bu mu ne daal daw na ci gannaawam lu mot 4 at ministre boobee sax Nabou Dash nee na proposé woon na ko daal ngir takk ko takkub suuf mu bañ ndaxte moom Nabou Dash nekkul nit ku marié di làkkatu naka noonu la ne ministre boobee sax mi ngi daw ci ginnaawam depuis lu tollook 4 at. Xibaar bu nakari daal dinay tàbbi ci animatrice su télévision Futurs Médias bi le di Kebs Thiam moom nag defkatu ñaawteef ya ñoo ko daal di gane si moom si boppam moo biiral xibaar bi ci ab bataaxal bu mu fësal xam le ni daal ne bés boobee daal dañoo daal di daal dugg ca biir néegam jël fa ay alalam la ca gën a doy waar moo di bés boobee nee na ci ay 5 heures du matin la nelaw te tëj na buntam ak caabi ba tax na kon def ko ci ñaawteef yooyee ci balcon ba la ñu jaar nee na nag ñaari téléphone am ya nga xamante ne nii jël nañu ko iPhone 3 la Samsung bokk ci tamit benn iPhone 11 Pro Max nee na ci kaw lalam la ñu ko jëlee jël tamit peyooru weeram ba nga xamante ne ni bés boobee la ko fayee ko ak beneen koppar bu mu dëncoon sa biir rek néegam ak tamit takkaayu oram li ni mel nag nee na daal moom da cay sant yàlla bu baax a baax ndaxte mi ngi xalaatoon ne bu yeewoo ana kon lan moo war a xew waaye comme que rek jël nañu alalam bàyyee ko bakkanam day sant yàlla tey ñaax ñi nga xamante ni ñoo di askan wi ngir ñu moytandeku bu baax a baax ndaxte dëkk bi wóoratul comme ni mu ko xaatimee ci bataaxalam bile mu dal di biral. Gannaaw mariage royal ya nga xamante ne ni célébrité yi ñu ngi ko nekk di amal bés yu mujj yile bokk ci bu Pape Abdou Cissé Marie-Louise Diaw ak yeneen Jaaman Express daal dina ci àddu ci ab waxtaan bu mu sekkoon ak suñu yenn naataango moom nag la mu ca xamle moo di mariage royal sëy bu royal moom moo ko gën tax rek muy ñaaxaat rek bu baax a baax ne jigéen ñi teral leen rek lu ñu leen teral doyul lu baax la waaye nag nañuy fexe rek di rek yàgg ci sëy yi waaye itam di si rek marqué empreinte yi naka noonu sax la joxe firndeel si suñu yaay yi ak suñu maam ya ne dañu doon sëy ba rek paa yi dem bàyyi leen fa ñu des fa ak njaboot gi ba dem ba fa njaboot gi te duñu fa rek mës a jóge ba tax na kon jeunesse bi tey jile war nañoo roy si ñoom ñooñee def tamit sëy yu royal yooyu nga xamante ne ni royukaay lañu cay doon.
actrice waaye itam influenceuse bile di Amina Saleh ak influent mbàkkeem bi nekkoon borom këram daal dinañuy tàggoo def na ay bés bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xamante ne ni jot nañ ci mariage ba nag amul aset ak ale donte ki nga xamante ne moo di mbàkke bi defal na ko lépp la nga xamante ne ni jigéen buy marié daal dina koy yitewoo taxawoo ko tamit fu ne bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi waaye daal teewul sëy ba daal dinay tas ana lan moo ko wundu xuusuñu ci wa ilaa joxe wuñ ci ay xibaar waaye la ca leer ba leer mooy la nga xamante ne ni daal la ñu xamle moo di ngir ay raison personnelle maanaam ngir li nga xamante ne ni ñoom la soxal. Gannaaw rumeur yi nga xamante ne ni ñu ngi ko doon jot wa ilaa rek xibaar yu jiboon ca seen diggante def na rek ay weer yu néew ñoom ñi lee di rek Billy di acteur ak actrice bi lee di Marichou ñu doon xamle ni rek dañoo am lu ñu sekk ba doom bu jigéen daal di cay juddu li ni mel nag juróon na fi coow lu rëy ba kile sax di Billy defoon rek ba sorti daal di si àddu waaye nag dëggalul loon wala mu weddi li nga xamante ne nii moo waraloon wax ja di rek doom ju ñu ne am na ko ak kile di Marichou waaye nag xibaar bu ñu jotaat mel na ni daal ñoom ñaar ñooñee am na lu nekk seen diggante way la dañu doon dund mbëggeel lu koy firndeel bokk na ci rek seen mariage bu ñu xamle ne ñoom ñaar dañuy marié tey jile sax ci gaaw gi bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi mariage ba ñu ngi koy amalee ca diwaanu Thiès ndaxte kile rek di Marichou waajuram bu koy maye mu nga foofee ca diwaanu Thiès la nga xamante ne nag moom moo ci doon ñuul ci soow mi mooy waajur bu jigéenu Marichou bu ñu rek xamle woon ni moom moo àndul ci bile sëy waaye nag Marichou ba mu ko jooytoo waajuram boobee ca diwaanu Thiès xamal ko ne sax ay moromam yëpp ñu ngi dugg ci néegu sëy moom it jot naa dugg ci néegu sëy te daal bëggul kenn ki lee bu kuddul acteur bile di Billy la ko rek jàppal bés ne bu ñëwee samedi di gaaw tey jilee mu daal di koy may soxna. Ma jàll ci lu ñeel xibaaru tàggat yaram Paris Saint-Germain daal dinay intéressé wu ci suñu international sénégalais bile di Sadio Mané contrat bam nag war a jeex fii ak at moom moomee Sadio Mané daa bëgg a jógee ko foofee ca diwaanu Liverpool donte Bayern Munich taxaw na temb ngir daal récupérer ko waaye teewul Paris Saint-Germain tamit daal dinay wane ne daal lu mbëtt bëgg la bar rek daal di bëgg si diiru juróom-benn at Sadio Mané def na bonheur Liverpool moom moomee def na kéem kattanam ngir daal di dimbale Reds si ñu conquérir ay titre waaye nag si fanweeri atam yile suñu international sénégalais bi dafa bëgg a xooli leneen gaawu nag ca ba ñuy amal finalu UEFA ci rek lu ñeel Champion League bu ñu ñàkk ca kanamu Real Madrid Sadio Mané daal dinay rek disputé match am bu mujj ak rek waa Liverpool ba match ba jeexee la xamal rek ay ñoñam ak rek waa staffam ne leen daal day dem waaye bu ñu sukkandikoo nag ci ab rek xibaar bi nga xamante ni bàyyeekon Sport Bild nee nañ kile di Sadio Mané tàggatoowul ak rek Liverpool la mu xamle moo di daal mën na am été bi nga xamante ne nii day ñëw du ko fa fekk foofee ca diwaanu Liverpool ci fàttali Paris Saint-Germain nag dafa bëgg rek doubler Bayern Munich ci njëg bi nga xamante ne nii moom la ñu dal di proposer doomu Bambali bile di Sadio Mané ngir rek daal di koy récupérer mu ngoog fii la sax laa yem ak yéen tey ci Total Buzz jaa ngeen jëf yéen ñu ko doon teewlu fépp ci àdduna gi di leen jaajëfal ci ànd gi safo bi ak kóolute gi jaajëfal Babacar Ndiaye moo fare tey ci côté régie gi di leen ñaanal week-end wu jàmm ak salaam.